bàkk ba daal dinay jiib mbokk yi ñu jukkil leen di fi gën a fës ci ponk xibaar yi dañu koy door rek coowal Ousmane Sonko ni ki démb la ñu ko teg loxo garde à vue foofee ca section recherche bu Colobane ginnaaw bi mu bàyyeekoo këram doon wuy ji nag juge bu 8e cabinet daa ngeen ci dégg kàddu ki nga xam ne moo di Omar Badiane responsable politique de l'alternative sénégalaise kàddu yamu ca yëkkati naka noonee jaraaf bu zone nord Lamine Diallo naka noonu jàpp na ne ñi nga xam ne ñoom ñoo di wëy politique yi ñoo gën a néew ci askanu sunu gaal te it la gën a xam ne rek moo di seen taxawaay bokk na ci li ñuy tuddee cohésion sociale kenn ku nekk war ci jël pàcc bu am solo ay kàddoom da ngeen ko dégg moom jaraaf bu zone nord ci biir xibaar yi daañu wax ci leneen mu ñeel jàngoro yi coronavirus xam ngeen nag njiitu réew mi président Macky Sall daal dina koy réceptionné yeneen i dose vaccin ci jàngoro jile ci jamono joo xam ne tey jile ci alxames gi lu tollook ñaari téeméer ak fukk am nañu jàngoroy coronavirus ñaar ci ñoom ñàkk seenu bakkan leeral yi daa ngeen ci ànd ak docteur El Hadji Mamadou Ndiaye ci biir xibaar yi ñeel biir réew mi daañu ci wax nag ànd seek soxna Fatou Fall àddu nag ci manifestation yi nga xam ne amal nañ ko niki démb ba tey jile ñu daal di koy wéyali foofee ca Ndakaaru xibaar yi bitim réew soxna Rokhaya Mbengue lañ ci àndal li ci yéenekaay yi mbokk yi moo di ndar képp yile xibaar ci kàddu gi Ahmadou Bamba lii moo di ponk xibaar yi faram-fàcce gi ne suut lay doon. mu ngoog ñu dellu nuyu leen jaajëfal leen ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV ni ñu ko junjee ci ponk xibaar yi njiital Pastef Ousmane Sonko ni ki démb la ñu ko mettre en garde à vue foofee ca section de recherche bu Colobane ginnaaw ba mu doon wuur ji lii di juge bu 8e cabinet la ñu koy tuumal bokk na ci trouble à l'ordre public ki nga xam ne moo di Omar Badiane njiital alternative sénégalaise daal di ciy àddu la mu jàpp moo di njiitu réew mi président Macky Sall moo toog ngir xoqatal ñenn ñi nga xam ne ñoo fare ci kujje gi ay kàddoom Adiba la ko dénk ñu teewlu ko. nga bugg koy kar di ko dànd di ko awloo fii di ko fa awloo fële mais non foofu Sonko est dans ses droits te leen ko jàppee mais kenn xamut mais c'est ay kii imaginaire la parce que ñëpp yàgg nañu nekk si dëkk bi nous sommes des citoyens lu mu néew duñ ay juriste mais am na loo xam ne jàng nañ ko si yoon mais vraiment lii dafa rafetlu dafa ñaaw et que vraiment président ñu lay demande nga ressaisir parce que dëkk bi jàmm si lañu tal pour di ko def li gën a métti nag aussi mais ñu indi ay tontu makut mais ça c'est extrêmement scandaleux yow na ngay ñëwee yow li ñu mujj a def li gouverneur mujj a def woo militaire pourquoi defuñu ko woon ngay woo ay nit ay yoo xam ne xamoo fu ñu jógee di leen jox ay jaas di leen jox kii jox leen ay piqûre bu yenn ministères yi les nervis mais ça c'est scandaleux et que loolu damay demander vraiment les droits de l'homme ak ñi nga xam ne justice ñu xool na lay jéem a porter plainte ñooñu am na ñu yoroon liste yi xëy na ñooñu laaj di jooju mais au moins que loolu bañ te fi am da tey jii man mi bu ma woote woon sama ñi may àndal ñëw di tàq di dóor ñeneen ñi dañ leen di jàpp état nag dafa war a nekk si côté yëpp war a protéger situation yi nan la mën a ñëw di jël ay nit ay doomu aadama et la police mais ça discrédite seulement la police lii day discréditer police day discréditer nos forces de défense mel ñoom matuñu mel ñoom mën ñoo def mais loolu c'est très grave affaire bi il faut ñu jàngadaar ko tirer ko toutes les conséquences et que na arrêté loolu bu mu fi amati et que le président ne libère Sonko immédiatement et tous les détenus politiques de leen libérer ñi mu arrêté yëpp amul fenn base politique boo xam ne da koy libérer les conditions inhumaines yi ñu wax si maire Guy Sagna mais dafa ñaaw ça c'est avéré mais dafa ñaaw mais ñun ñëpp ay doomu aadama nan am xol ku nekk xool ko sa bopp ku nekk xool ko sa njaboot ndax président bu ñu la waxee tey jii je peux maintenant la montre vidéo bi li mu wax Ablaye Wade président Macky Sall avait même appelé l'armée à demander l'armée pour armée nekk auprès du peuple bi wax Ablaye Wade j'ai la vidéo mën naa ko won mais yooyu tey nit ñi waxuñu leneen lu dul jàmm mais nan wax jàmm la yërëm nit ñi ndax dëkk bi kenn mën ko def lu dul jàmm te jàmm nag moom moo ñu war a aar. mu ngoog mu nekkoon Omar Badiane njiital alternative sénégalaise dañuy desandi ci coowal Ousmane Sonko ak jaraaf bu Thiès Nord Lamine Diallo daal di ci àddu la mu jàppale moo di kàddu yi nga xam ne njiital Pastef daan na ko yëkkati bokk na jëmale ci yenn yi ñuy dubbee suñu ay institution loole bokk na ci li nga xam ne dana yee fitna te réew mi le lu jëm ci wàllu woowee dañu ko war a bannir loole nag kàddu yi le mu ngi ko dénk Adiba ñu teewlu ko. mais damay wax rek que ni aussi bu ñu fàtte que ni. ñun homme politique yi c'est vrai que suñu mission mooy conquérir le pouvoir politique
mais dañoo xam ne aussi dañoo nekk ci état nekkuñu dans un no man land dañoo nekk ci état et que état boobu aussi dafa am institution et que tey loolu moo tax ñun ñi ñëpp mën a exister ci Sénégal institution yooyu c'est l'armée nationale c'est la gendarmerie c'est la justice yooyu ce sont les institutions ñoom ñooy téye état et donc homme politique bu nekk que ce soit le président de la République que ce soit Sonko que ce soit le président Idrissa ñooñu ay nit la yu nga xam ni c'est des temporaires dañuy ñëw dem mais le Sénégal reste et Sénégal bu dee resté da ngay d'accord que ni bu ñu demee tey ba nekk ay exemple dans la sous-région du point de vue stabilité c'est parce que dañu am état boobu nag homme politique bu nekk war na mën a fexe préserver ko maanaam ñu respecter les institutions l'armée nationale je crois que tey dafa jël la justice c'est vrai que amul benn justice bu parfaite dans le monde mais tey ku ñu tooñ fooy xalaat dem justice mais bu fekkee justice boobu homme politique da koy jeter en pâture jeter ko dans la boue ne c'est des corrompus et que ñooñu ñu génnee dans de hautes écoles war a mën a assurer la justice tey nga am noo leen di xoolee l'armée nationale qui assure la sécurité de nos frontières nga am aussi beneen justice ci koom la gendarmerie la police même l'administration territoriale donc ñooñu da nga leen war a mën a jox cër bu fekkee réew nga war a jële je crois que benn homme politique quelle que soit ta dimension nationale ak sa lii je crois que war nañu bàyyi xel ci loolu ñu xam ni Sénégal moo nekk au-dessus de tout te amul kenn ku nekk au-dessus de la loi. mu nekkoon Lamine Diallo maire bu Thiès Nord dañuy desandi ba tey ci coowal Ousmane Sonko askanu Thiès ginnaaw ba ñu ko tegee loxo moom jiital Pastef ñu ci bari nag yéey nañu yàbb jëmale ci ñenn ñi daal di ñaawlu anam ba nga xam ne noonu lañ ko tegee loxo ña sa des nag jàpp ne fi mu ne nii lay jëm ci wàllu politique te lu jëm ci wàllu complot amut lenn loo xam ne dossier Ousmane Sonko laale na ci seeni kàddu ñu dénk ko Adiba ñu teewlu leen. ñoo xam nga une répression même quand elle est légale bu légale rafetlu wuñ ko di dóor ay nit te yaakaar naa ni rafet naa njort ni xanaa police sañuñu lu mel noonu sañuñu def lu mel noonu te bu fekkee tamit ay nervi lañ xëj na am na ñu leen recruter parce que sax ñu ngi ci doon attaqué le directeur du COUD Maguette Sène et tel que ni ma xamee nit kooku du koy dugg ci lu mel noonu bu fekkee tamit nag ay éléments de police lañ xëj na ñoom ñoo xam par quelles voies et moyens la ñuy jaar ba rétabliraat ordre mais doonul image yoo xam ne rafet na tey fi réew mi toll. mooy jàkkaarloo ak président Macky Sall xeex ak moom parce que tey am na loo xamante ni mënul nekk mënoo ne tey réew mi dafa am benn groupe de personnes bu ko accaparé lu leen neex ñoom mën nañu def te dara du leen ci fekk mais également à côté am ñoo xamante ni bu ñu yëngoo nga jàpp leen dóor jël tëj ci kaso bi. mënul ne ñu jël ay nit mobiliser leen ay gros bras ñu jàpp sénégalais yi di leen dóor di leen maltraiter loolu ñëpp gis nañ ko mais président Macky Sall jàpp ne ci condition yooyu ñun dinañ toog di seetaan en tout cas man de wax naa ko ñi nga xamante ni ñoom laa séqal jàmm ñu nekk ci opposition nee naa leen yéen ñëpp jël leen seen i matuwaay parce que dëkku dóore fayu moo ko tas ku leen attaqué du policier du gendarme xeex leen ak moom lu ngeen ci góobee ger ko mais naka la nit di jóge fee di milice ñu yab leen ci ay pick-up fay leen kenn ku ci nekk journée nga taxaw naan da ngay attaquer sénégalais yi. li xew démb lu nekk mën na ci xet dóorante te xeex nañ doon def démb xeex te kuy xeex kenn mënul wax kii moo am raison bu am kii am tort nit ñi jóg di sànni ay xeer dañ ko préparer bu yàgg. nervi yi ñuy yónni dañ leen wax défense gisoo ci kenn dóor nit mbaa bu dóoree def na erreur parce que xam na Macky Sall xam na bu baax lu muy def. dañ ko bëgg a soññ pour jéem a gis caractère am. mu ngoog ci jamono jooje njiitu réewum président Macky Sall doon réceptionné ni ki démb ay doses de vaccin mu toll ci 324 000 doses de vaccin lii la nag mu daal di koy rafetlu te it woo ñi nga xam ne ñoo di askan wi kenn ku nekk gën a mën a fagaru ci jàngoroy coronavirus ndax mbas mi mu ngi ci biir réew mi ay kàddoom Mamadou Ndione la ko dénk ñu teewlu ko. am naa mbégte lool tey jii fii ci palais de la République dalal réew yi nga xam ni ñoom ñoo boole seen doole ci benn kuréel bu ñu tuddee COVAX muy réew yu am doole organisation internationale yi ne kat
feebar bi war nañu ñun itam yëkkati suñuy koppar jënd ay vaccin tasaare ko ci àdduna bi ngir réew yëpp mën si jot loolu nag tey moo waral loo bu njëkk bi mu nekk 200 junni ak 20 junni ak ñeent si ay vaccin AstraZeneca waaye mu bokk initiative COVAX réewu Europe yi réewu Amérique réewu Japon ak réew yu bare UK ci niñ koy waxee ak Nations Unies Gavi bi nga xam ne ñoo yor wàllu ñàkk yi ci àdduna bi te di jàppale Sénégal lu bare ci programme élargi de vaccination ak yeneen i kuréel ay fondation yu mel ni Bill ak Melinda Gates ñoom ñoo yëkkati koppar yooyu tasaare ko ci biir àdduna bi Sénégal ci initiative boobu war na ci am 7 millions ak téeméeri junni ay vaccin lii nag mooy loo bu njëkk bi muy lu am solo ndax lii jënduñu ko loolu dana tax li ñu tàmbali ci suñu kopparu bopp dootul am rupture maanaam dinañ continuer di ñàkk moo tax may woowaat ñëpp ngir ñu gën a taxaw gis naa ne d'ailleurs wax dëgg yàlla nit ñi taxaw nañu pour ñàkku moo tax maa ngi gën a ñaax ministre de la santé ak ay équipe am ginnaaw bu ma leen santé ci seen taxawaay seen liggéey atum lëmm kenn ci ñoom noppaluwul. mu ngoog jàngoro yi coronavirus tey ci alxames gi lu tollook 200 ci ay doomu aadama amee nañu jàngoro yi coronavirus ñaar ci ñoom ñàkk seen ko bakkan leeral yi dañ ci ànd ak docteur El Hadji Mamadou Ndiaye bu ministère de la santé et de l'action sociale. Ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci ñaari junni ak juróom-ñaar fukki test yi ñu def am nañ ci ñaar téeméer ak fukk ñi nga xam ne ñoo ci am doomu jàngoro ji ci ñooñu juróom-ñaar fukk ak ñaar ñoo ciy cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew maanaam mooy importé waaye am nañ ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñu tuddee cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci mbas mi waaye xamuñ fi ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee ci Ndakaaru ak li ko wër am nañ ci juróom-benn fukk ak ñeent ci région yi am nañ ci juróom-ñaar fukk ak ñeent yu tëddee nii fukk ak ñaar ci Thiès fukk ak benn ci Mbour juróom-ñett ci Kaolack ak Kolda juróom-ñaar ci Saint-Louis juróom ci Popenguine ñeent ci Richard Toll ñaar ci Kédougou ak Diofior benn ci Xombol ci Louga Makakoli-Bantang Ngaparou Saly Somone Sédhiou Sokone Tamba Thiadiaye Ziguinchor Bounkiling Dara Diourbel ak Guinguinéo ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent si malade yi ñu entré woon hôpital ak ñi nga xam ne ñu leen toppoon ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee ñeent fukk ak juróom-ñett ñoo nekk service de réanimation ñaari malade ñoo ñàkk seen bakkan bu su démb alarba ñett fan ci weeru mars mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi ñu ngi am tan. mu ngoog xibaar ñeel biir réew mi àddu wax nag ci mbirum Ousmane Sonko naka noone manifestation yi nga xam ne amal nañ ko ci biir réew mi ba tey ji la ñu wéyali ko foofee ca Ndakaaru leeral yi dañ ci ànd ak Soxna Fatou Fall. ñu doore xibaaru biir réew mi ak ay ndawi Ousmane Sonko ya nekk ca Ziguinchor ñoo attaqué ci àllarba ji jàpp alxames ci benn waxtu jàpp ñaar ci guddi gi kër procureur bu nekk ca Ziguinchor ca sant ba ndaw yooyee daal di nañuy toj ay otom ci loolee sax woon na ab huissier ngir mu mën a def constat bi police bu Ziguinchor nag ubbi na ci ab l'enquête jàmbaarloo bi tax ñu teg loxo kii di Ousmane Sonko daal di nañ koy wëyal ba ci guddi gi manifestant
manifestant yooyu daal di nañu yàq démb ci guddi gi siège APR boobee ca Mbao te jëwriñ ju ñu dénk wàllum environnement di Abdou Karim Sall moom ko daal di nañu it yóbbu ay haut-parleur ak it benn télé écran géant jeexalee xibaaru biir réew mi ak jëwriñ ju ñu dénk wàllum biir réew mi di Antoine Diome daal dina réagir ci ña doon jàmbaarloo ci Sénégal gi wërngër këpp gannaaw ba ñu jàppee njiitu parti Pastef bii di Ousmane Sonko ci sunuy source kii ñu dénk wàllum ordre public dañu koy menacer ay menaces yu metti waaye nag daal dina dalal xel yi ne dina jël ay matukaay yi war yépp ngir jàmm mën a dellusiwaat ci sunu réew. mu ngoog sant ko gërëm ko Fatou Fall mi ñu doon jukkil xibaari ñeel bi réew mi noonu la ñuy tàbbee ci xibaari ñeel biti réew. ginnaaw ba xibaar ba jibee ci journal investigation bi ñuy woowee l'événement di xamle ne lu mët ci ñaar fukk ci ay terroriste ñoom nag jot nañ leen a bàyyi foofu ca gouvernement bu Burkina niki atum 2020 mel ni négociation yi nga xamante ni defoon nañ ko ak Yad al-Ghali moo jur loolu moom nag moo di chef bu groupe soutien bu islam bi nga xamante ni rek mooy jiite jullit yi gouvernement bi nag nee na loolee du dëgg amul benn négociation boo nga xamante ne jot nañ ko def ak groupe terroriste yooyee. fële ci Liban foofu nag crise ba nga xamante ni moom la ñuy dund ci wàllu politique ak lii di koom gi ma ngay wëy seen monnaie bi nga xamante ne jotoon naa wàcc ba 10 000 livres doon na rek yem ci $1 mu mel ni jamono ji gën naa wàccati ndax tamit bu ñu jëlee 1500 livres libanaises fi bu dee natt nañ ko ci at mi weesoog lu teg gis nañ ni daal crise bi dafa gën a yaatu àllarba ji nu weesu nag li nga xamante ni moo di essence bi moom nag moo yokku buñ koy natt daal 30% jot naa tegu ci li nga xamante ni moom la ñuy fay ci wàllug transport public yi mu mel ne nag loolu tax na libanais yi daal di mer lool di ñaan ñi nga xamante ni ñoo jiite réew ma ñu bàyyi leen ñu wàcc wane seen naqar ci mbedd mi. ñu dem ci l'enquête bi nga xamante ni jëmale nañ ko ci ñi nga xamante ne jot nañoo def ay ñaawteef rawatina rey ci li ñuy tuddee crime de guerre nga xamante ne force israélienne yi ñoom lañ ko jiiñoon Hamas ak groupe armé palestinien yi ñoom nag nee nañu terrorisme palestinien bi dinañ ko daal di tàmbale waxtaane ci cour pénal international CPI Israël nag moom nee na mbir moomu dañ ko mën a tuddee lu dul wàllug politique di wax ne rek autorité palestinienne bi moom kontaan na lool ci l'enquête googu ñu fas yéene indi ndax nee na lu jot la lii lañ leen indi loon ci seen actualité internationale. xibaar yi tàggat yaram mbokk yi CNEPS Excellence ndam lu am solo la daal di am ci Casa Sport ñaari bal ci dara la ko daal di dóor leeral ñu ànd seek Ndeye Coumba Fall. ñu dooree xibaar tàggat yaram wax nag ci football CNEPS Excellence ndam bu am solo la am ci digganteem ak AS Pikine ñaari bal ci dara la ko daal di dóor Dakar Sacré-Cœur nag benn bal ci dara la ko dóor équipe thiessoise bi moo jël juróomeelu place bi tax kii di Pape Sidi Lo président club bi am yaakaar loolu ci joueuram yi. ñu desandi ba tey ci football Ligue des champions équipe Alger bi di Mouloudia egsi na niki démb ci aéroport international Blaise Diagne ngir waajal matcham bi fas yéene dox ci digganteem ak Teungueth FC tey jii sax lañu nara fas yéene amal seen tàggat bu njëkk ci stade Lat Dior bu Thiès. basketball rek la ñuy jeexalee xibaar yi ñeel tàggat yaram kii di Joachim Noah daal dinay annoncé fin carrière am toll ci fanweeri at ak juróom-benn international bile am na fukki at ak ñetti saison ci NBA bi ginnaaw bi mu nekkee meilleur défenseur bu Ligue nord américaine ci atum 2000 ak fukk ak juróom-ñeent lii lañ leen indiloon ci xibaar yi ñeel tàggat yaram di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah. mu ngoog sant ko gërëm ko Ndeye Coumba Fall noonu la ñuy ndar képpee xibaar yi
li ci yéenekaay yi ñu ànd seeg Roqaya Mbengue. mbokk yi dal leen ak jàmm ñu doore seen xibaaru yéenekaay yi ak kii di président Macky Sall ginnaaw ba mu indee ci réew mi 324 000 doses vaccin daal di fekk si nga yu fi njëkkoon a indi bi yoon nag mu soxal wàllu COVAX bi di fàttali ni rek loole mi ngi nekk ci journal Le Soleil ñu woy ci xibaaru yéenekaay yi dem ci l'Observateur mu bind rek li nga xamante ne moo xew démb ca Ndakaaru wane nag ay nataal yu doy waar kii di Sonko ak piège corniche bi ak it li nga xamante ni moo di téye gañ ko téye ca garda wi mu mel ni it ñëw na ba tey moom l'Observateur ci détail yu li nga xamante ne rek moo di ay laaj yu samp woon jëm ci patronne bu salon de massage bi ginnaaw ba mu jàkkaarloowee ak juge bi kookee nga xamante ni moom Sweet Beauty tontu na ki nga xamante ni moo di monsieur le juge ñu dem nag ci li nga xamante ni Vox Pop yëkkati na ko ci ay xëtam di xamle ne scène de chaos lañ fa fekkoon démb ca Ndakaaru arrestation bu Sonko waaye moom it di Vox Pop yokk na ci ne chronique d'une folie journée d'hier bi loolu lañ ko mën a tuddee maanaam daal doy na waar dong la fa xewoon dafa meloon ne sax nit ñi àndatuñu woon ak seeni xel wax ci wàllu ko affrontement yi maanaam jàmmaarloo yi nga xamante ne doxoon na ci diggante ñii di pro Sonko ak it takk der yi li nga xamante ni moo di yiñ fa yàq yëpp waaye wàllu càcc gi ak it lakk yi fa amoon ñi ñu jot a jàpp loolu lépp journal bi dikkaat na ci waaye nee na liñ ko mën a tuddee daal moo di àllarba bu ñuul kukk maanaam mercredi noir ñu des ak quotidien bi di Vox Pop mu wane benn photo bu Antoine Félix Diome mu wane ne kat dafa nar a dëggu lool ci li muy def ndax kat ci biir journal bi ñi ngi ciy dégg ay kàddu yu ministre de l'intérieur muy wax ne ñi nga xamante ne ñoo di loi bi ñoom la ñuy jox doole képp ku jaarul ci yoon ñu mën jàmmaarloo ak moom ñu daal di woy rek ci xibaaruk yéenekaay yi dem di yoon seeti la tribune nag nee na Dakar démb kenn xamul noo koy tuddee wàllu xeex gi mu mel ni it yemul rek ci biir Ndakaaru journal bi di ñu xamal ne ci région yi lu mel ni Ziguinchor Diourbel Bignona ak yeneen i dëkk ñoom itamit yëngu-yëngal nañu démb ngir wane seen ñàkk ko ànd ci ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko mi ñu fas yéene arrêté ni ki démb ñoom nag nee nañu daal li leen naqari ba naqari moo di mbir mi jaarul yoon. ñu dem seeti benn photo boo nga xamante ni Diop le maire moo ko def bi yoon di wane capitalu Dakar démb niñ ko dundee loolee nga xamante ni moo di jàmmarloo yi diggante ñi faral ak Sonko ak ñële nga xamante ni ñoo di waaye takk der yi. Le quotidien moom dafa àbb li nga xamante ni moo di wax yi chrétien yi di tuddee mercredi des cendres nee na démb mënoon nañ ko tuddee li nga xamante ni moo di Ndakaaru ginnaaw ba nga xamante ne ñooñ waa Pastef yi daal di lañ leen jàpp ñu ci bari ci ñoom teg leen loxo mu ne affrontement yooyu nag jot naa jur ay mbir yoo xam ne tax nañu jàpp Sonko daal di koy yóbbu garde à vue di wax ne it am na ay yàq-yàq yoo xamante ni moom lañ fa gën a mën a tudd li ci mel ni Auchan Total ak yeneen yoo nga xamante ni def nañ ko ci wàllu ko folie comme ni ko journal bi tuddee nee na it ay ñoo nga xamante ne gis nañ leen ñu gàddu ay yat ànd ak force de l'ordre yi ñooñu xamuñu ñu waaye daal loolu yëngal na ñi nga xamante ne ñoo di société civile bi ak ñi féete ci l'opposition ba tax na tey jii kat bëgg nañu wàccaat ci mbedd bi def li nga xamante ne moo di am doxum ñaxtu ndax dinañ la ko nangul loolu ab laaj bu sampu la. ñu dem ci wàllug tàggat yaram waxtaanee journal bi di Stade moom nag ñëw na ci Premier League bi nga xamante ni tey jii fas yéene nañu waxtaanee Liverpool ak Chelsea ci seen jàkkaarloo Mané ak Mendy mu nekk ab duel loolee ci C1 bi nga xamante ne gaynde yooyu ña ngi koy yóotu ci la jëm waaye match bi nga xamante ni fas yéene nañ ko joué ginnaaw bu 20h15 jotee lii di Stade dellu siwaat na ci Sénégal ak Congo mi war a daje Aliou Cissé moom dafa fas yéene teg bët lool kii di Youssouf Badji loolu it journal bi mi ngi ñu koy xibaar ci Coupe du Roi nag dikk nañu ci 31e consécration bu Barça nag def na li ñuy tuddee remontada à Paris nag fi mu nekk nii jot nañ leen junju ñu jeexalee sunu lamb mu ñuy xamal ne Lac 2 ak Eumeu Sène ñoo fas yéene ubbi baal bi fas yéene jàmmarloo niki ñeenti fan ci weeru avril daje muy suñu fête de l'indépendance di wax ne it balay loolu maanaam ginnaaw Pikine Guédiawaye ñi ngi xaarandi kii di Balla Gaye 2 Gouye Gui Ama ak Boy Niang ci biir ëttub làmb gi ñu yendoog jàmm. mbokk yi jërë ngeen jëf lii moo fi gënoon a fës ci xibaar jaajëfal leen ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV jox leen rendez-vous ëllëg incha allah jërë ngeen jëf.